Amis téléspectateurs internet de Leral TV ñu ngi leen di nuyu di leen dalal tey fii ci Thiès ñëw nañ nag fi nga xamante ni moo di centre des albinos fekk fii ki nga xamante ni moo di seen président di monsieur Bamba Diop ngir rek seq ak moom waxtaan ñeel ci centre bi ginnaaw bi nga xamee ni ñoom ñi ngi dund ay jafe-jafe yoo xamante ni kenn naatable wu ko ndax bu ñu nee albinos rek ñëpp xam nañ ni li ñuy woyaale nekkul la nga xamante ni lu yomb la ba tax na nag Leral TV daal di doxantu ñëw seet si Bamba ngir waxtaan ak ñoom ci seen situation dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyoog téléspectateurs yi Bamba nuyu nañ la. asalaamaaleykum fay naa leen yéen waa Leral TV et à travers yéen maa ngi nuyu seeni directeur vraiment ak tout le staff bi nekk foofu ci Leral TV et di am mbégte ak bànneex donc di leen dalal fii et aussi de passage ñuy nuyuwaale seen. Auditeurs yi ak auditrices yi nga xam ne ñu ngi topp Leral TV. tey ñu nemmeeku ne yéen a ngi dund yenn ci ay jafe-jafe yu metti ba tax na yow en tant que seen njiit nga jël ay yenn ci ay initiative pour rek ñoŋal seen nekk. waaw jërëjëf loolu nga wax dëgg la parce que defe naa ne ku xool tey li puune yi di dund ci Afrique metti na. fii Sénégal am na ay jamono metti woon na parce que demoon nañu bay def ay enlèvement ay assassinat et defe naa ne li fi xewoon 2012 mu ngi ci mémoire yi ba léegi et loolu bokk na tey li gën a yokku tax suñu kuréel bi di fondation bi muy fondation des personnes vivant avec l'albinisme au Sénégal et en Afrique jël ay matuwaay bi ci njëkk mooy centre bi nga xam ne américains yi dañ ko tabaxoon depuis 1997 mu nekk fi nga xam ne jamono boobu ñun ay xale lañu woon nekkoon ci association bi tey yàlla dogal centre boobu fondation bi jël ko en main et li ñu njëkk a def mooy xool centre bi nuñ ko mën a yaatalee ndax tey defe naa ne comme ni ma koy waxee bis bu ne mooy booy wut tey dermatologue Dakar nga koy amee ak Thiès et boo ko génnee rek daanaka ñi bokk ci yeneen dëkk yi bokkatuñu. pour nga faju il faut nga ñëw Dakar te ku xool puune yi xam ne seen premier métit seen premier jàngoro seen premier coono mooy naaj bi te ku xool Sénégal xam ne dëkk la boo xam ne defe naa ne 365 jours yi yëpp da koy def naaj voilà donc tey ñi nga xam ne ñu ngi dëkk ci village yi dëkk yi gën a sori ci Sénégal pour ñu mën a am accès ci politique de santé bi dafay xaw a difficile tey da ngay xool ñi nga xam ne nekkuñu albinos sax pour ñu am rendez-vous ak dermatologue des fois di nga patienter 1 mois donc ki nga xam ne tey chaque 2 semaines dermatologue daf ko war a suivre xool li nga xam ne mooy ay infection wala ay plaie ci yaramam pour mën ko topp bindal ko ay garab jël ko en charge balaa muy tourner au cancer gis nañ ne loolu amul parce que def naa ne bëgguñu sax di kii mais ku xool santé Sénégal xam nga ne santé Sénégal tey ni muy doxee dafa xaw a sooxe donc secteur yu bari tey dañuy xaw a souffrir te ñi nga xam ne dañ leen ci beddi albinos yi ci lañ bokk donc tey centre boobu la ñu jël en main pour mën ko yaatal fexe ba ñi nga xam ne ay xale yu ndaw lañu te boo xoolee ñoo ëpp ci ñiy faatu ci communauté albinos bi ñu récupérer leen donc centre bi dana jël 200 albinos muy ñaar téeméeri xale yu ndaw yoo xam ne fii lañ leen di yor ñoo yor seen lekk ñoo yor seen naan ñoo yor seen njàng ñoo yor seen suivi médical ku ci feebar fii ngay fajoo parce que centre bi dina am hôpital boo xam ne day am clinique boo xam ne day suivre ñi nga xam ne dañuy am ay problème mu yaram dana am ophtalmologie dana am dermatologie et ñu ngi xool aussi nuñ ci mën a dugalee soin bucco-dentaire mooy ñi nga xam ne dañuy am problème mu bëñ parce que loolu li koy waral mooy nit ñi dañu xamul ne manque de mélanine bi tax puune bi mënta exposé wu ci naaj bi fanweeri minute manque de mélanine boobu mooy affecté seen bët yi affecté seen yaram affecté seen bëñ loolu moo tax américains yi di wax ne Afrique puune yi nga xam ne amuñu ay sàmm maanaam état bi jëlu leen en charge amul programme bu leen jël wala kenn toppatoowu leen kenn mënu ci dund lu ëpp fanweeri at da nga ciy gis tey li ci gën a metti Sénégal mooy xale yi ñooy dee à contre-goutte parce que tey dama lay jox exemple Tamba ñëpp xam nañ ne Tamba dafa tàng bokk na ci dëkk yi gën a tàng Kédougou nga dem Ziguinchor bokk na ci dëkk yi gën a tàng nga yor fa doomu puune amoo crème solaire amoo garab amoo loo ko toppatoo yow pour nga utal ko lekk sax dafay xaw a doy waar
loolu mooy tax tey ñiy dëkk côté boobu noonu dañuy faatu bu gaaw boo xam ne kenn mënu la ko nettali donc loolu nag moo tax tey ñu jël fondation bi jël centre bi defe naa ne di ngeen gis lépp ñu ngi ci travaux yi yaatal nañ centre bi jël nañ defe naa 450 mètres carrés boo xam ne vraiment dinañ ci mën a def hébergement yi def ci salle de classe yi donc def ci restaurant bi nga xam ne aussi fi la ñuy lekkee mais nag période bii ñu toll nii defe naa ne période bu favorable la ci ñëw bi ngeen fi ñëw ndaxte dafa fekk ñi ngi bëggoon def plaidoyer tuuti ndax ñi nga xam ne ñoo ñu doon jàppale muy Russie jamono yi nii dafa am ay daan yu bari yu dal ci seen kaw donc tax na bonne volonté yi nekkoon foofu di dajale xaalis di ñu ko yónnee pour jàppale ñu ci tabax bi ñuy tabax centre bi donc loolu fii may wax ak yow dafa sooxe donc tey dañu bëggoon nag wax ak sénégalais yi ndax lii nii fondation bi moomu ko Pune yi moomu ko Sénégal yëpp ko moom ay seeni doom ñoo fiy nekk et je pense que ne bu ñu njëkkee ci nguur gi la ñuy njëkk a wax ndax nguur gi mooy bàyyee sénégalais yëpp ñoo leen lëmb ñoo yor seeni lépp kon tey ñoom ñoo ci war a njëkkoon a feeñ ñoom lañ ci bëgg a gis ñu ñëw accompagner ñu ci centre bi parce que soxla nañu finition soxla nañ équipement soxla nañ aussi personnel parce que xale yi fi ne dañuy jàng xale yi fi ne dañuy faju soxla nañ personnel médical soxla nañ personnel boo xam ne ñoom ñoo leen di toppatoo loolu lépp du doon lu ndaw kon tey au delà de nguur gi gis nañ ne Sénégal ay borom koom ñu ngi fi ay nit yoo xam ne yàlla suturaal nañ leen seen loxo jot na seen digg ginnaaw ñoo nit defe naa ne tey ku leen woo ci social dinañ ci ñëw et defe naa ne bu yàggul dara gis ngeen keroog am na ku yëkkati 10 millions may ñu ko loolu incha allah le 9 lañ bëgg a tenir fii benn point de presse dajale waale puune yi nekk fii yëpp ci Sénégal jënd ko ay dund pour mën leen ko séddale parce que puune yi lañ ko may mais bëgg nañ aussi nit ñi dugal seen loxo ci li nga xam ne mooy yitte centre bi pour centre bi mën a pare xale yi mën a nekk seen sécurité parce que tey gis nañ ne Afrique benn puune nekkatul ci sécurité kenn voilà ku am doomu puune da nga koy nëbbu ku am doomu puune doo ñeme mu génn gis nañ ne njàng bi sooxe na parce que tey ñi nga xam ne ñooy ministère de tutelle yi boo tàmbalee ci ministère de la santé yàgg nañ def plaidoyer pour ñu mën a am li ñuy wax un programme national boo xam ne dañ koy déjee albinos yi gis nañ ko fii gis nañ ko ci diabétique yi gis nañ ko ci ñeneen ak ñeneen ak ñeneen donc tey ñii ay doomu Sénégal lañu ñii tey war nañoo bokk ci ñi nga xam ne ñooy kilifa ëllëg yi et man defe naa ne tey ministère de l'éducation nationale war woon xaar sax ñun ñi di koy ñëw di ko solliciter maanaam pour mu ñëw jàppale ñi nga xam ne ñooy ay doomu Sénégal waaw ministère de l'éducation ni mu war a doxee ci njàngum puune yi doxewul noonu formation professionnelle la même chose case des tout-petits nag li ma ci jaaxal mooy depuis Macky Sall ñëw ñu taxawal directrice bu bees ba fii may wax ak yow bu ñu leen bindee lettre sax duñ ñu tontu te man jàpp naa ne case des tout-petits tey li nga xam ne maanaam ci yëfu ndaw warul woon xaar ku ko ci woo bari na fi aussi ay cellules yoo xam ne ñu ngi fi nguur gi teg leen fii pour ñu toppatoo ñi nga xam ne mooy ak yelleefu xale yu ndaw yi ñooñu aussi da nga leen di bind dañ la naan carrément suñu budget mënuñu leen ci dimbale parce que budget bi ñu am dafa tuuti donc loolu day wane ne ba léegi daal bedd bi nga xam ne ñu ngi koy beddi puune yi ci secteur yooyu noonu dafa jéggi dayoo te dafa doy waar te ñun nag ki nga xam ne moom la ñuy bëgg a waxal mooy ki nga xam ne mooy njiitum réew mi ndax tey bu ñu demee ba ne Sénégal léegi budget programme la mais bala ngay génne xaalis di leen ko voter assemblée nationale defe naa ne loolu aussi suñu naataango député yi am nañ ci rôle bu rëy bu ñu war a jouer parce que bu ñu demee ba ne léegi budget programme la mais ban programme bi pour ak yelleefu doomu aadama yi la ak yelleefu waylaago yi la ak yelleefu albinos yi la mais kon gis nañ ne vraiment ak yelleefu waylaago yi fii ñu toll nii ci Sénégal sooxe na sooxe boo xam ne njiitum réew ni war na ci jël ay matuwaay bépp ministre boo xam ne tey yaa ngi def sa budget programme boo ko indee assemblée nationale bu amul loo xam ne dañ ko jagleel ñi nga xam ne ñooy waylaago yi kenn du ko voté il faut ñuy commencer yooyu parce que loolu dana tax ne ñoom dinañ xam ne tey lii nga xam ne ñoo di néew di doole yi di albinos yi di handicapé yi dañu am rôle bu rëy bu ñu war a jouer mais am na dëkk yoo xam ne handicapé nekk na fa président de la république ñun dañu ñaan yàlla fii ak ay at ci kanam mais albinos nekk fi président de la république mën na ko wala mu nekk fi ministre wala leneen mais bu dee ci nii ñi ci war a jàpp ñu ci
ñi nga xam ne ñoom ñoo yor li nga xam ne moom la ñuy wax programme de filets sociaux muy li ñu jagleel néew di doole yi li ñu jagleel handicapé yi mais loolu bu dee dafa sooxe mais kañ la ñooñu di dem ci kanam. beneen bi ci des du ma taay di ko wax mooy les subventions soo demee ba li nga xam ne mooy structure handicapé yi ngay jël 300000 di leen ko jox par at 300000 nga xool li nga xam ne mooy besoin ci crème solaire u albinos yi boo ko doon xayma ci at bi dina ëpp ay milliards nga yëkkati 300000 di leen ko jox c'est parce que jéemoo xam lan mooy seen problème jéemoo xam lan la ñuy dund jéemoo xam ci yan condition lañ ne jéemoo xam lan mooy seen métit moo tax nga mën a toog ci sa table rek signé ne dama leen di allouer 300000. te yéen produits yi ngeen di utiliser lu ci mel ni crème solaire seen lunettes yi mu mel ni njëg bi dafa jéggi dayoo. dafa jéggi dayoo parce que xam nga tey crème yi kenn du ko defaree fii crème yi nga xam ne moom la ñuy wax crème bi tax a jóg indice 50 plus la maanaam da ngay gis ñu bind ci juróom fukk daal ciy def plus parce que tey boo xoolee climat Afrique ni mu bindoo ak climat Sénégal. puune bi mënta def fanweeri minute ci naaj bi sans mu diwoo produit boobu noonu donc produit boobu ñi koy jaay dañ koy jëndee ci biti fay ay taxes ñëw di ko jaay ci seen pharmacie donc dafay cher bu produit boobu weesoo tey boo am cancer nga dem hôpital li ñu lay njëkk a bindal mooy scanner bi c'est 175000 nga pare scanner ñu bindal la ay analyse yi mën na tourner ba àgg ay 300000. te cancer dafa yomb ci yéen. cancer presque mooy rey puune yi mooy feebar bi leen gën a sonal te cancer bi gën a garaaw la ndax ñi ngi wax ay cancer yenn cancer muy ay cancer du col de l'utérus cancer du sein yooyu noonu yooyu ni muy dalee nit ki day xaw a yàgg temps bi day mais canceru puune mën na développer ci 1 mois mu rey ko donc loolu nag ñi nga xam ne ñooy kilifa yi xamuñu ko te boo xoolee tey bu ñuy wax ci cancer muy ba ci ministère bi cancer yooyu rek la ñuy wax parce que jéemuñu xam cancer bi nga xam ne moom mooy dal puune yi parce que defuñu ci ay recherche xooluñu ko mais dinaa la jox ay photo yoo xam ne maa ngi ak moom ci ay malades yoo xam ne maa ngi leen di suivre ci sama fondation mais boo ko gisee ba gis degré dayoo góom yi ñuy yor xool degré dayoo métit bi ñuy dund da ngay xam ne lii waruñu sax di xaar ñun ñuy jóg di wax bu dee jàpp nañ ne ñun ci Sénégal lañ bokk ay doomu Sénégal lañ dañ fi am ay àq am fi ay yelleef. feebar yoo xamante ni dañ koy dégg au-delà de cancer lu ci mel insuffisance rénale yeneen ak yeneen yu leen di sonal. waaw xam nga boo gisee yooyu yëpp di leen dal mooy li ma waxoon ci njëlbeen gi mooy manque de mélanine bi manque de mélanine boobu noonu substance la boo xam ne yàlla daf ko tëggaale doomu aadama yi loolu moo tax yéen ngeen am ñii am ay teint yu ñuul ñii am yu xeereel yéen loolu moo leen di protéger tey yow maa ngi yow bu ñu taxawoon ci naaj bi ñu dend nii taxaw 30 minutes boo ma xoolee da ngay mel ne da ngay mel ne dañ ma diw lu xonq da ngay gis ne boobu yaram bi commencé na lakk parce que lii mélanine bi waroon protéger te amuñu ko léegi loolu day entrer directement en contact ak naaj bi loolu moo tax man leen puune bu lakkee ci naaj day mel ne dañu tàngal dawliñ bu tàng ñu sotti ko loolu mooy noonu muy laalee yaram bi noonu la seen deret aussi faible di ubbi yaram bi muy am yeneen feebar yooyu nag day jéggi dayoo bu ci dal puune bi rek dafay jéggi dayoo loolu aussi mooy fexe nga gis benn puune bu am 20 at ak juróom nga xool ko def ne dafa am 60 ans parce que bu amul toppatoo bi mu war yaram bi dafay gaaw màgget loolu moo tax aussi dee gi day gaaw ku ci am 30 ans chance la ku ci am 35 ans c'est un plus. gis-gis yi tamit du neex ñu seetlu ni gis-gis yi du leer. gis-gis bi aussi metti na trop parce que bu ma jëlee exemple ci sama doom bii rek école bi muy jàngee école privée la parce que mënta dem ci école publique ndax école publique defe naa ne conditions yi nekk foofu noonu xale yi fa nekk di fa jàng rek di ko dund ay jàmbaar lañu sàkkantumaa nag koo xam ne yaramam mënta dékku tàngoor yaramam mënta dékku naaj nga dugal ci classe boo xam ne day nekk ay 80 élèves wala 90 élèves tàngoor bii nekk foofu noonu xale yi day ci souffrir amuñu ventilo amuñu aération bu baax salle bi day lëndëm te ñun suñu bët dafa soxla lumière léegi lunettes yi ngay am te lunettes yi man samay bos nii mi ngi jar $1500 donc organisation bi ma ko jënd $1500 boo xool 750000 la maanaam téeméeri junni ak juróom fukk te man ñi ma ko defaral dañoo ñëw xool samay bët mesurer maanaam jafe-jafe bi ma am ak distance bi may gis ak bi ma dul gis ñu dem Espagne defar ko ñooñu tey laa bëgg indi fii ci centre bi ñu yor li nga xam ne moom mooy ophtalmologie bi mooy xool bëtu ñi nga xam ne ñooy puune yi
saytu ko defar leen lunettes yi fii sur place mais aussi di xool ci population sénégalaise bi ñi ci mën a dimbale parce que ñun au-delà de loolu y a même pas 2 mois opéré naa fii à Thiès presque plus de 400 personnes yoo xam ne dañoo amoon glaucome ñooñu tey amoon na ci ñoo xam ne ñi ngi woon ci stade boo xam ne buñ tegaatoon benn weer rek seen bët day yàqu dootuñu gis opéré nañ fi ñu am cataracte mais tey da ngay xool ne maanaam saytu bët yooyu noonu ak programme yooyu yëpp ministère de la santé moo ko waroon def mais tey boo gisee Sénégal puune yi sonn handicapé yi sonn Sénégal li ñuy wax disability policy muy loi d'orientation sociale bi nga xam ne dañ koo inspiré ci convention internationale des droits des personnes handicapées convention boobu Sénégal ratifié na ko convention boobu kese doyoon na man pour man doyoon na ci document boo xam ne nguur gi ci la waroon basé wu lépp loo xam ne ay manquement la ñu jëmale ko ci waylaago yi jëmale ko ci couche spécifique yi muy albinos yi jëmale ko ci personnes âgées yi jëmale ko ci mooy troisième âge yi jëmale ko ci ñi nga xam ne ñooy mën naa ne mooy ñu nga xam ne seen loxo jotu seen digg ginnaaw ñooñu ñëpp tey dañ leen boole tënk leen ci benn kii li leen boole couche vulnérable mooy ñi nga xam ne amuñu dara mënuñu dara voilà loolu nag ndem Nations Unies lañ ko voté wax ne état yëpp nañ ko implémenté tey Sénégal fédération bi ak waa SUTSAS àndandoo ñu def loi d'orientation sociale depuis Ablaye Wade ba léegi loolu mu ngi sooxee te man damay wax ne tey document boobu tey buñ ko tegoon fi ñu ko war a teg rangé wuñ ko ci ay tiroir institution ministérielle bu ci ne xool la nga xam ne moo ci sa àq ak sa yelleef nga def ko kon tey fii ñu taxaw di wax ay problème duñ fi taxaw et man damay wax ne nag léegi bal la boo xam ne ñu ngi koy lancé ki nga xam ne mooy njiitum réew mi mu xoolaat ñi muy fal ci gouvernement am xam ne tey Sénégal dañu toll ci foo xam ne soxlaatuñu gouvernement politique mais dañu soxla ay nit yoo xam ne dañ fiy nekk di agir pour bien-être population bi ndax loolu lañ leen fayee loolu lañ leen di fayee ci li nga xam ne mooy jóge ci doole askan wi donc tey ñoom li ñuy def dañ ko war a def mu dellu ci askan wi et loolu nag fekk loi boobu noonu entré wul à 100% en vigueur presque benn ministre tey du taxaw jàpp ne tey obligation la ma jàppale albinos yi muy ministère de l'éducation muy ministère de la formation professionnelle muy la case des tout-petits muy ministère de la santé muy ministère du développement communautaire ministère de la femme et de la famille tey ñooñu ñëpp dañu waroon jege centre bi jege ñi fi nekk waxtaan ak ñoom xool nu ñuy jëlee seen i jafe-jafe ak seen i mébét di ko tëgg ci ay programme yoo xam ne dina leen jariñ voilà. mu mel ni jafe-jafe yi nga xamante ni moom la sénégalais wala askan wi gën a miin ci puune yi yow da ngaa wax au-delà de ça ci seen jàngoro fi mu jógee ak li muy jur tey bu ñu waxee puune xel day dem ci niñ leen daan sacrifier wee da ngay gis benn charlatan ku dem ci benn charlatan ñëw mu yebal la ci puune demal nga séq ak jigéenu puune wala enlever ma xale ndax jamono yi ba tey loolu mu ngi am surtout tamit bu ñu jéggal ma mais ñëpp xam nañu bu élection daan am comme ni nga ko waxee li xewoon ci 2012 yéen ñi ci daan nekk victime. waaw loolu nekk na loo xam ne ba léegi ñu ngi koy xeex ndax xam nga albinos yi dañuy dund loo xam ne dañ koy dund en silence parce que maa ngi koy bari lu ma koy wax ci samay interview mooy boo amul wéeruwaay amoo ku la jàppale même say jafe-jafe pour mu saafarawu day nekk problème 2012 li fi xewoon ñëpp gis nañ ko heure bu élection amee ma wax ma ñàkk a wax képp ko am doomu puune doo nekk ci jàmm doo tëdd nelaw fekk sa doom nekkul sa wet même bu génnee sax bu duggaatul ci kër gi doo am jàmm man personnellement man damay génn dem fekk duggaatuma sama kër sama yaay du am jàmm minute bu ne dina moo foo nekk parce que xam nañu mais li ci gën a metti soxna si am na fi ay puune yoo xam ne ay nit ñu ngi leen di tëddee di leen nax naan leen dañ leen bëgg takk leen tey suba ñu fase leen ci jigéen te amuñu fenn fuñ ko jooyee parce que tey bari na fi ay organisation yu taxaw di xeex ak yelleef mais mën naa ne bu may lim mennum Amnesty International kese moo nekk suñu wet di ànd ak ñun dem ci kilifa jàngu bi muy suñu mbokk chrétiens yi dem nañu Touba dem nañ ci ay kilifa yu diine yu bari pour waxtaan ak ñoom ci benn programme boo xam ne dañu bëgg ñoom ñu jël seeni téléphone wax ak waa nguur gi ci
difficulté yi nga xam ne puune ñu ngi koy dundee sa doom génn ci mbedd mi xale yi dar ko ndiiraan puune psychologiquement xale bi day am problème pour nga jël ko xëy yóbbu ko mu jàngi da nga koy yóbbu yaay jàpp ci loxoom yóbbu ko bu dugal ko ci école bi ba mu toog ci banc yaay ji soog a génn dem pour mu soog a ñeme dem jàngi des fois magum jëmm moo xam ne mën naa doon sa baay moo lay romb ba tolloog yow ñëw ba sa kanam mu tëfli sa kanam doo ci mën dara man ba ma cay toll ku ma ko def damay xeex ak yow mais léegi dem naa ba xam ne li olof Njaay di wax mbaam bu la weexee nga weexu ko da ngeen di yem mais mentalité yoo xam ne da ngay génn ci biti ñu di la néewal doole di la def ay yu sew yoo xam ne parce que loolu li ñuy wax sensibilisation moo matewul. c'est vrai tifli bi sama xel mi ngi door a ñëw comme ñu ne boo gisee puune da ngay tifli wala nga tifli sa ween bu nekkee jigéen la. yooyu yëpp dañ ñu koy def di ko def xale yi muy des ci seeni bopp nga dem école toog ci banc classe bi yeneen xale yi ne duñ dend ak yow nga donc xale bu jigéen génn ci tali bi ay nit di la wër di la wax dañ laa bëgg di la nax buñ la tëddee ba pare nañ ci yow am na ci ñoo xam ne dañ ciy jëlee lor am na ci ñoo xam ne tey man li ma am ci ay puune jigéen yoo xam ne dañuy wann lor nekk ci ay conditions yu difficile bu ñuy am doom la ñuy faatu parce que dañuy dem naqar bi ñuy dund ak coono ak métit bi parce que dara gënul metti askan wi beddi la sa famille beddi la parce que Sénégal ñëpp xam nañ ne li fiy aada mooy boo fi ëmbee bokkatoo ci kër yi boo xasee ba ëmb bokkatoo ci te ñoom amuñu expérience boobu ay xale lañu xamuñu dara ku leen jege dañuy def ne kii dafa ñëw pour bëgg leen parce que dañ leen di dig takk mais man gis naa fi ku ñu takk tey ci bis bi le lendemain waa ji fase ko bi mu consommé mariage bi ba pare da nga xam ne kooku mariage bi intéressé wu ko woon lañ ko wax ak lañ ko gëmloo ci seq ak puune boobu noonu loolu moo ko intéressé woon mu xëy ne way ay famille am ñoo def ci moom pression ne na fase albinos bi wala nga gis ku ñëw tëddee albinos ëmbal ko war ko takk ay mbokkam ne ko da ngay dem takk keneen ba pare soog a ñëw jël kooku takk ko loolu gis nañ ko fii donc psychologiquement tey booy xool muy xale yu ndaw yi muy jigéen ñi muy xale yu góor yi man xale yu góor yi ma am sama association tout le temps damay dëkk di leen sermonner moytu leen ñi leen di approché moytu leen parce que defe naa ne am na fi ay jamono ay at ci ginnaaw man personnellement dem naa Ravin benn hôtel bu nekk Pikine ma ñëw jël fa chambre boo ma gisee ak sama felt ak yooyu da ngay def ne kii américain la nanguwuma sax làkk wolof ba guddi 9h ci guddi ma ñëw taxaw ci entrée bi ci wetu guichet bi mais da ngay gis ku ñëw ànd ak puune ñëw jël chambre ñu tëdd mu pare jox ko 17000 génn dem waa ji ne ma lii wala c'est tellement fréquent fii te li ci gën a metti mooy étranger yi lañ ci gën a sonal mooy albinos yi dawee Guinée ñëw fii di yalwaan ñi dawee Mali donc nga xam ne lii nii mbir la boo xam ne personnellement ñoom li ñu leen di sensibiliser ñu ngi koy dégg mais ñàkk koom-koom ak ñàkk xaalis boo xam ne mën nañ ci faj seen soxla moo tax ñuy nangu lool mais bi ci gën a metti da ngay gis ko am sida ñu ne ko boo tëddee ak puune da ngay wér tey boo xoolee dëkk yu bari Afrique bu ñuy xool ñi saytu ñi nga xam ne ñoom ñoo am sida puune yi ñoo ci gën a bari ndaxte nit ñi ñooy gëm loolu la leen gëmloo ñi koy def ñooy charlatan yi ni ñu koy waxee mooy samba boy yi nga xam ne dañoo xëy teg seeni poupée ak seeni affaire ne dañuy ñaan te xamuñu dara ku ñëw ñi di la laaj ay yaxu puune deretu puune karaw puune wala ñu la demal nga tëdd ak puune donc tey loolu mooy métit yi nga xam ne tey bariwul liñ koy tudd mais métit la yoo xam ne en silence puune yi ñu ngi koy dundaale beneen bi ci des nga sa yaram am ay góom wala sa yaram am ay tâche nga jàng ba am sa diplôme foo bëgg a dem pour demander liggéey ñu ne la duñ la jël amuñu stage pour yow di la ko def ba psychologiquement xale yi nga xam ne dañu jàng ba am seen bac finalement dañuy am problème wala ñu ne la yow sa diplôme bi école privée waaw ku mënta jàng ci école publique sa waajur ñafe ba fayal la ci école privée mais waruñu xool diplôme école privée tey bari na fi ay ministres yoo xam ne wala ay directeurs de société yu nekk Sénégal mais jàngee wuñ fi amuñu diplôme Sénégal amuñu diplôme CAMES diplôme école privée lañ am donc tey bu dee puune yi seen waajur yi gis nañ ne mënuñu jàng ci école publique yi ndax conditions yi nekk foofu noonu nga jël sa doom nga fayal ko mu jàng ba école privée ba am bac nga ne loolu valableul
diplôme ya mu am licence yam fa am ak master yam fa am valable mais loolu dara gënu ko metti dara gënu ko metti mënu dund mettit sa ndaw dund ko ci sa njàng pare war a am say lijaasa pour liggéey ñu ne la lii nga am baaxul parce que école bi nga ko amee kenn reconnaître ko donc man dama jàpp ne vraiment ñi ngi wax ay vraiment ay conseil interministériel mais lii conseil interministériel du ko régler parce que tey defe naa ne sous région bi yàpp nañu yàpp boo xam ne boo leen laajee programme boo wax ñu ne la Sénégal def nañ séminaire bi ba pare da ngay dem programme baa ngi foofu boo demee mu ngi ranger seen toile nga jël ko ñëw exécuter ko donc loolu la ñu sous région bi bàkkee donc mbir mi du affaire ay conseil interministériel application loi d'orientation sociale bi la budget programme bi ki nga xam ne mooy njiitum réew mi imposé ay ministre am ne leen képp ku def budget programme te génneloo ma programme bu fiable boo xam ne pour handicapé yi la du jàll li nga xam ne aussi ñu ngi koy xeex ko ci ay dëkk yu bari ba am ko ba bu yàggul dara ñi am ko Guinée mooy le vote ci benn loi spécifique boo xam ne pour protection prise en charge pour puune yi loolu la ñuy wax une loi pour la protection la prise en charge des personnes vivant avec l'albinisme boo gisee ñu wax protection mooy jafe-jafe yi ñuy dund ñu violé la ñu di ko régler en silence te ña koy def ay kilifa lañu ñu jël sa doom dagg karoom mënoo wax ñu jël sa doom maltraité ko ci biti mënoo wax baal ma moo ciy mujj mais psychologiquement séquelle bi nga xam ne maanaam góom bii des ci xale bi kooku du ko fàtte te da koy màggaale voilà. Amis téléspectateurs mu mel ni ñoo déggandoo li nga xamante ni moo di waxtaan bi ñu àndoon ci ak ki nga xamante ni moo di Bamba Diop di président des albinos ñu ñëwoon nag fii ci Thiès ci seen centre bi nga xam ni am na mbébét eggali ko mu wéccee nag lool ba tax na muy woote ngir rek état du Sénégal waaye nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk seen wàll ñu daal di ñëw rek jàppale leen ci ba seen centre bi mu daal di taxaw énuméré na nag lépp li nga xamante ni soxla nañ ko waaye nag di leen wax ni jamono ji mennum moom képp moom moo ci nekk di jukk ak di daanu ba tax na nag ñu bañ leen fàtte wax na ci ay kàddoom boo ko dégloo day mel ne dañ leen xaw a stigmatiser te wax na ko itamit ñu xam ne rek Sénégal ngay puune que nga nekk tukuleur nga yore der bu ñuul wala der bu weex ñun ñëpp ñooyam doomi Sénégal lañ ñi ñuy jàppale ñu ñuul noonu la ñu war a jàppalee ko xees di lancé waat rek appel bi encore une fois di wax état du Sénégal mu gestuwaat leen bu baax a baax ba seen centre bi mën a yemba ndaxte lépp la nga xamante ni soxla nañ ko incha allahu rabbi dinañ ko fi mën a am lii nag moo nekkoon seen grand reportage du jour ñu leen di jox dig daje beneen yoon ci beneen sujet ak ci beneen gox jërë ngeen jëf.